Bientôt au Sénégal, Lions of Africa présente Total India. Après avoir effectué 2 visites en Inde, en passant par la Norvège, Lions of Africa décide de rendre la balle au Sénégal. Une fusion de cultures indiennes et sénégalaises dans une atmosphère de folklore. Sous la présidence de Monsieur Macky Sall et sous l'égide de Monsieur Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. Sous le parrainage de l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal. Les 6, 7 et 8 mai 2022 à Dakar, Saly et Saint-Louis. Les cultures indiennes et sénégalaises à l'unisson. Lions of Africa. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mbégte la ñuy am saa su nekk di teew fii di janoo ak yéen ci le point de la rédaction mi émission bu mag bi nga xamante ni yéen a ko taamul seen bopp ñu ci waxtaane lépp loo xam ne suñuy actualité la rawatina la fait divers ma ci ànd ak Moustapha Mbaye dama koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu soog a jàll ci waxtaan yi Moustapha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun suñu émission bi di le point de la rédaction. di nuyu Mansour Dramé mi nekk ci technique bi. ok ñu daal di koy doore ak wàllum politique ak coalition bu bees bi nga xamante ni taxawal nañu ko démb ñu ko composé nag mooy docteur Abdourahmane Diouf moom mu daal di jiite parti bi nga xamante ni moom moo di Awalé waaye tamit ki nga xamante ni moom moo Thierno Bocoum daal di jiite Agir am na keneen koo xam ne si nii tamit bokk na ci muy Ibrahima Hamidou Dème juge Dème donc moom moo jiite éthique Thierno Alassane Sall mi nga xamante ni moom mooy patron li nga xamante ni moom mooy République des valeurs réewum Ngor ñoo ko jiite waaye tamit Cheikh Oumar Sy ci la bokk moom moo yore parti bi wala mouvement bi di près donc ñoom daal dinañuy waxtaan ginnaaw bi ñu amalee ay waxtaan yu xóot yu sori démb daal dinañuy déggoo ngir taxawal ab coalition boo xam ne si ni moom lañ fas yéene demee ci élection législative yi ñuy détmal muy le 31 juillet 2022 Moustapha ñi ngi xamal sax que ni ci information yi mujjee am ki nga xamante ni moom moo di Thierno Alassane Sall moom la ñuy def tête de liste proportionnelle bi ndax amoon na ab benn waxtaan wala benn réero bu amoon seen diggante ci côté boobu donc moom ak docteur Abdourahmane Diouf finalement ki nga xamante ni moom moo di Thierno Alassane Sall moom la ñu désigné ngir mu daal di nekk tête de liste professionnelle bi mu nekk proportionnel bi mu daal di koy jiite li tax ñu tàbb ko nag Moustapha dañu jàpp ne moom demoon na ci élection locale yi partem wala mouvement bi nga xamante ni yor na ko mës na dem li nga xamante ni moom moo di élection te bu ñu xoolee ki nga xamante ni moom moo di Awalé moom mësul dem ci li nga xamante ni moom moo di ay échéance donc électorale looloo tax ñu daal di jël ki nga xamante ni moom moo di Thierno Alassane Sall daal di koy teg ci boppu liste boobile donc Moustapha buy coalition boo xam ne si ni coalition bu yees tàq la démb la ñu ko daal di taxawal ngir mën a dem ci li nga xamante ni moom moo di élection législative yi donc profil yi nga gis ci coalition bi déjà ñu ñëw ci loolu bu ñu gisee ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko composé tey ndax am nga yaakaar ci coalition bi. waaw profil la yoo xamante ne bi ma ko gisee gis naa ñu bëri dem ñu def ci ay réaction vraiment boo xoolee profil yi ñi ko seq niñ dajalee image noonu da ngay xam ne vraiment c'est très beau quoi dafa rafet dafa rafet su ma ko waxee mooy si ñoom par rapport ak seen parcours par rapport ak ni leen xamee ci dëkk bi par rapport ak seen i taxawaay bi ñu fi yàggam par rapport ak seen i prise de position parce que su ma la waxee loolu tamit dafa bëri daanaka ñu bëri ci ñoom ay démissionnaire lañ maanaam dañoo génn dem donc ay démissionnaire fu ñu dajee tamit maanaam dañu xeex injustice waa xeex injustice wala ñeen ñu nekk victime injustice wala ñenn ñi sax ñu beddi leen ñu jëw gisatuñ seen bopp ñu génn dem buñ demee benn par benn boo gisee Thierno Alassane Sall taxawaay bi mu am ñëpp xam ne poste ministre na mu mel ak nekk ci nguur ni mu mel privilège yi ngay am mu bàyyi ko fi ne ñukk pour intérêt Sénégal ak njëriñu Sénégal jaral ko mu génne dem taxaw ci wet gi taxas def parti boppam ngir dem nga demee ci wet bi gis docteur Abdourahmane Diouf période bi mu nekk ak Idrissa Seck jàppale ko ba mu dem élection yi jeex mu daal di ko fay teg dem yoonam Thierno Bocoum
démissionné tamit génn réew mi juge Dème le juge qui a démissionné d'une magistrature qui a démissionné selon ses mots noonu la ko waxee j'ai démissionné d'une magistrature qui a démissionné mu doon benn démission bu retentissante boo xamante ne je pense que histoire Sénégal du ko gaaw a fàtte donc loolu tey jii kooku bu ñëwee dem bokkaat dugga ji fële nga jël Cheikh Oumar Sy moom bëstu ñàkk lañ ko xamee woon donc après finalement moo def benn recul ba après élection législative locale yi ñu weesu demoon na Golfe Sud ak Khadija Mayakor daal di mujjee jël ndam la ci kawam nga dem jëli ji kan moo desaat encore. je pense que Thierno Bocoum wax nga ko. donc wax nga aussi Thierno Alassane Sall Cheikh Oumar Sy donc docteur Abdourahmane Diouf wax nañ leen ñoom ñëpp. donc ñoom ñoo ko composé kon boo revenir ci 5 figures yooyu nga xamante ne ñoom ñoo tënk coalition bu bees boobu. je pense que forme bi. dafay mënu mën gis ne am na coalition boo xam ne moo gën a wuy cohérence bu wuy coalition bi ñu teg démb bu dee cohérence rek la ñuy wax ak homogénéité mënoo koo wax nga jéggi coalition boobu parce que yenn coalition bi dañ daan wax naan dafay am li nga xamante ne mooy problème courant problème de leader gëm-gëm yi ak kii daan défendre yi tey mu nangu ko kii daan taxaw fii bu subaa mu taxaw fële mais ñoom pratiquement boo xoolee figure yëpp pratiquement bu am ay différence du bëri dara parce que ku ci nekk nationalisme bi ngay woote Thierno Alassane Sall nationalisme bi muy woote Abdourahmane Diouf boo déglu discours am ba mu jeex affaire nationalisme la ciy wax mën nañ développer réew mi li fi nekk mën nañ ko am nañ outil bi suñu suuf si suñu yooyu lay waxtaanee ak yow donc juste dem nga gis ko tamit maintenant pour man bu dee problème bu dee figure la ak taxawaay ak yooyu noonu moom je pense que ñoom ñoo présenté gum actuellement coalition bi nga xam te ne moo ëpp homogénéité maintenant est-ce que cela suffit nag ndax ci ay élection législative lañ jëm est-ce que cela suffit pour convaincre pour gagner foofu la point d'interrogation bi nekk muy ni nga ko waxee coalition bi en tout cas peindre nga ko benn façon boo xam ne si nii bu rafet la mais est-ce que loolu rek doy na est-ce que lan la ñu war a mën a jaay Sénégalais yi pour mën ci génn ci législative yi jëm parce que gis nañ fi ay coalition yoo xam ne si ni coalition yu yàgg la su mel ne Benno Bokk Yaakaar moom depuis 2012 mi ngi fi gis nañ aussi Yewwi Askan mu am doole d'après élection locale yi ñu génn donc lan la ñu war a mën a teg ci loxo Sénégalais yi pour ñu mën leen a jox li nga xam nga dafa am loo xamante ne ndeysaan dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng moo ko doon wax famille socialiste yi mu ne si chacun gagne chez soi on gagne Sénégal mu ne bu ko nag gagné fu mu dëkk ñu gagné Sénégal je pense que loolu tamit tey ji ñoom ñu ëmbali buñ démarré ak défi boobu rek bu ku nekk gagné fi mu dëkk ñu gagné ñu am majorité ci élection législative maintenant ndax ku nekk mën na gagné fi mu dëkk ndax boo xoolee app bi ñu teg coalition bi te ñoom néew na ñu ci jot a dem élection am expérience yi bien vrai que bokkoon nañ ci ay parti Thierno Bocoum fii député Cheikh Oumar Sy fii député mais ñoom ñëpp tey ji bi ñu nekk député dañoo adossé woon ci benn appareil bu 10 kii bés du ñàkk moo ko dugal que le réew mi moo ko dugaloon donc bu fekkente ne Thierno Alassane Sall demagul élection législative docteur Abdourahmane Diouf demagul élection législative juste demagul élection législative donc benn côté bi am na ñoo xam ne dañuy découvrir tey réalité élection ñu am nañu sax bii mooy seen première élection donc ñi ngi doog a découvrir réalité élection naka lañ koy jëlee naka la ñuy songee naka la ñuy gagné ak défi parrainage bi njëkk taxaw seen kanam Thierno Alassane Sall demoon na élection locale yi moo tax mu bu jiitee ça se comprend moom et puis mu gagné Idriss Seck bañ ne moo gagné sa bureau de vote am quelque chose comme ça donc am na benn avancée boo xam ne constaté nañ ko ci République des valeurs ci élection yi ñu mujj parce que ñu bëri dañoo jàppoon ne voilà du demee noonu parce que coalition la boo xam ne quoi qu'on puisse dire biñ koy formé daanaka parti boobu rek moo si gën a am jëmm presque dafa demal boppam mu réussir am benn résultat bu honorable kon kooku tey jii buñ ne moo ko jiite lu xel mën a nangu la d'autant plus que ki nga xam ne mën nañu moom la fa war a diirante mbagg docteur Abdourahmane Diouf demagul élection donc kële dafay am benn longueur d'avance boo xam ne moom amagu ko maintenant bu fekkente ne loolu Thierno Alassane Sall moom mi ngi jéem a garder Thiès Rufisque docteur Abdourahmane Diouf Parcelles Assainies nga bëgg fa indi Thierno Bocoum boo demee Thiès nga bëgg faa indi Juge Dème Cheikh Oumar Sy nga bëgg indi Guédiawaye mais ñooñu ma la limal ñoo ñëpp kenn nekk gu ci maire wala mu am foo xam ne gagné na ko am na ñoo xamante dañoo manqué élection locale yi nga xam ne moom la ñu weesu te dafa nekkoon benn jamono ñoo xam ne nattuwaay la woon doon coon pour ñu dem ça veut dire que donc am nañ profil bi
mais politiquement poids électoral bi foofu moo des te loolu base bi te loolu ça se construit du loo xam ne da ngay dem rek élection rek tey ji man su ma leen doon conseil dama naan même bu ñu demee élection bi nii résultat yi quel que soit nu mën a mel nañ fexe conserver dynamique bi ñu am waaw comme ni Yewwi def nañ garder coalition bi c'est une coalition qui promet man loolu laa leen wax c'est une coalition qui promet mën ngeen dem élection tey ji résultat yi xaw a demee nii après kii jaar ne kii jaar ne da ngeen di yàq benn dynamique boo xam ne su ngeen ko liggéeyee après ëllëg mën ngeen nekk même bu fekkente ne àndoon ak opposition Yewwi wala ñële ki fi falu ëllëg mën ngeen nekk benn force opposition boo xamante ne kenn du négocier wala kenn du wax te boole leen ci te loolu dañ koy liggéey da ngeen koy liggéey pour nekk benn force opposition maintenant mu am beneen mbir boo xam ne tamit mën nañ ko cee sóor mais choc des égos maanaam tey jii kan moo war a jiitu kan moo war a ñëw parce que ak parité bi tamit du yomb imagine toi nga am sa mouvement nga positionné 7e position wala 8e position ci benn coalition bi doog a judd xam nga say chance dafay tuuti trop loolu moo tax tey jii man dama ne coow li ci kanam lay doon après suñu waree demal ba war a defar liste yi leader yi kii fan lay dem kii fan lay xeexee ndax liste nationale bi lañ jëm parce que yooyu yëpp après ay mbir la yoo xamante ne je pense que buñ ko réussir nag après dina tax yeneen échéance yuñ dëgmal buñ defee seen mbooloo mën nañu am dara. Mais tey est-ce que li nga xamante ni moom moo di tête de liste bi ñu def Thierno Alassane Sall est-ce que ci élection rek ne moom mës na dem élection rek loolu doy na pour tabb nit ci tête de liste. waaw mais boo xoolee moom parti moo fi jiitu yeneen parti ñoom ñëpp moo leen jiitu. ancienneté bi dafay bokk expérience bi il fut ministre. naam demagul élection législative mais nekkoon na ministre te ñoom ñi fa nekk noonu ñëpp à ce que je sache gisuma fa keneen ku fa nekkoon ministre. donc am na benn base boo xamante ne mi ngi koy def na ay tournée ci biir dëkk bi. bien vrai que Thierno Bocoum def na ay tournée tamit Amadou Honoré ak yeneen dëkk yoo xamante ne wër na ko voilà waaw ni ñu ko doon waxee bi ñuy defee comme interview bi parce que yow da nga ko doon wax ne ko yéen ay communiqué rek ngeen def mooy waa CRD ay communiqué rek lañ doon def duñ leen gis ci terrain bi comme ni ko yenn leaders yi di defee mu ne la dem nañ ba Amadou Honoré nag man xamu fan la nekk xëy na ñi suivre nañ ko xam noonu biir dëkk bi li ma ci miin dafa bëriwul quoi voilà mais nga gis kon ne kon buñ ko defee tête de liste lu xel mën a nangu la et puis xam nga ab mbooloo lu ñu bonk nee nañ lu ñëpp bokk dañ ko war a tënk di ko waxtaanee léegi loolu ñu bokk noonu tey ji buñ ko waxtaanee tënk ko li leen ciy mën a génne mooy ku nekk xam fa nga yem ak la nga mën mais man tey ji Mahfouz du ma xam ne sama force 5 la ma bokk ak mbooloo mi ko xam ne am na force boo xam ne force am 15 la ma di ko diir mbagg naan du ma ànd ak moom wala waruma jiite wala warul def lii loolu je pense que ay erreur lay doon bu ku nekk xamee fi nga yem xam li nga mën rek après mën na laa muccal ci mooy tax ngeen mën a éviter yenn cooy am maa ngi dégg ñu naan bëgg nañ ko yaatal ñoom wax nañ ko ubbi nañ ko pour ñeneen ñi gën a ñëw on parle même de Boubacar Camara am na ñeneen ñoo xam ne am nañ profil yoo xam ne mën nañ intégrer ci boobu coalition yeneen leader yu fi nekk yoo xamante ne tey ji buñ duggee ci boobu coalition dañuy fekk se ñoom ñi nga xamante ne ñoo bokk benn idée bi ñoo bokk benn pensée bi on parle d'autres leaders yoo xamante ne suba mën nañ ñëw mais damay xalaat bu léeree demee bëri bi coow li fi mu ne xam nga fan la y'en a même qui ont parlé de Serigne Mboup mais dafa teg ay conditions waaw Serigne Mboup mais xam nga tey ji Serigne Mboup mu bu gagné du nangoo ñëw am sa benn liste boo xam ne booy dem yow yaay dem jiitu ngay ñëw di nekk ay 3e position wala 4e position c'est risqué tey jii loolu mooy danger coalition bu yaatoo mais Serigne am na base à Kaolack et puis mën na assurer foofu mën na assurer waaw loolu mooy avantage parce que tey jii ñi bokk coalition bi amul kenn koo naan tey jii fii fief bi mën naa ko gagné amul kenn koy dem nga ne fief mën naa ko gagné maintenant d'une élection à une autre nag dafa am ay réalité on ne sait jamais mën nga dem benn ex diggante bi ak mouvement su campagne bi bon coow li koy topp après aussi affaire yi ngeen di def parce que yooyu tamit daf ciy jouer mën ngeen dem ba ngeen séduire askan wi après affaire bi renversé ngeen am foo xamante ne ngeen def percée boo xam ne day bett nit ñi mën na am gisoon nañ ci bésu ñàkk bi mu fi demee am 4 députés boobu moo doon bokkam bu njëkk donc yooyu yëpp da nga koy gis on espère que ni mën nañu créer surprise ci élection yi rien n'est exclu mën na nekk mën na ñëw bett ay coalition yoo xam ne ñi ngi fi mën na ñëw am résultat boo xam ne tamit dafay yëm nit ñi dañ ne ñi kat foogoon nañ ne leader yi dinañ ko am duñu am lu ñu mel ñu am ko comme mën nañ ñëw contraire de produire parce que tamit am na élection la il faut s'attendre à tout maintenant léegi nag je pense que forme bi mi ngi fi fond bi gis nañ ne am nañ xam-xam bi yàgg nañ ci politique bi ay produits yu neex a jaay la mais est-ce que sénégalais tamit loolu lañ soxla sénégalais yi est-ce que loolu est-ce que bëgg nañ loolu sénégalais ñoo bëgg politicien maanaam politique ñi nga xam ne si ni daal ay politiciens professionnels lañ c'est-à-dire ñoom
dañoo Sénégalais ñoo bëgg loolu. waaw xam nga nit ñi boo toogee di leen wax yi comme Thierno Alassane Sall ni mu koy defee comme docteur Abdourahmane Diouf ni ñu koy waxee duñ la sax déglu. waaw xam nga tey ji boo xoolee ñoom seen parti man maa ngi doon jéem a jokkoonteel bërki démb ak benn responsable bu nekk RV République des Valeurs pour mu jox ma ki nekk seen pôle ñu bokk seen communication mais ils te parlent tout souvent de docteur de professeur même boo demee awale tamit loolu la lay wax un doctorant Mohamed Ndiaye ñoo jàngandoo doctorant la keroog maa ngi suivre seen beneen plateau beneen doctorant lañ fi indiwaat donc c'est ay parti la yoo xamante ne Thierno Bocoum boo gisee bi mu bind keroog ñu mu àndal ñi nekk si diaspora feneen il te parle de l'élite donc ay parti la ñoo xamante ne man je me dis que côté boobu peut-être xaw ma erreur la xaw ma mais dañu viser trop ci élite bi xam nga li ma wax mooy crème bi dëgg la parti da ngay am ay tête da nga am ñu liggéey da nga am ñoom dañuy am xam-xam mais ci suuf da nga soxla ñoo xamante ne ñu baal ma ci kàddu bi mais ay dof yoo xamante ne ay ñoo xam ne duñu dund dara ñooñu ñooy def propagande bi ñooñu ñooy def yenn yi da am ñoo xam ne ñooy toj kaas yi fii ñooñu ñooy wër ñooy massifier parti bi ñooy def yenn yi ñooy def bruit c'est ça ñooy def bruit parti da ngay soxla bruit di def bruit di ñu lay dégg ci réseaux sociaux yi ngeen def nii yenn saa ñun dégg ci ay toog nga yëngal plateau yi parfois ngeen def buzz parfois ngeen def bad buzz occupé kii bi actualité pendant une semaine ñuy waxtaanee seen parti moo xam côté baax la côté bon la ku ko xamuloon xam na ko ku ko xamuloon xam na leader bi donc yëpp ay mbir la yoo xam ne daanaka boo xoolee parti yi nga dégg doo leen ci dégg parce que ay formation yu discipliné lañ lu yaaru yu def nii or am na ñoo xam ne il faut nga def bruit wax ñu dégg la tey ji wàccee débat bi tamit ñu commencé poser ay questions xam nga su fekkente ne débat bi par exemple dama ñëw ma aj ko ci terre bi di la indil ay contrariétés comme ce que faisait docteur Abdourahmane Diouf di démonter gars yi di démonter di teg mais maire bi toog fële yor carte moom danañ waaw moom li muy wax sànq bëri moom lu mu man xaw ma ko débat boo xam ne dafa kawe la dafa kawe bu Thierno Alassane Sall toogee wax la ci pétrole bi dëgg la jeunes yi dinañ dem nii mais ñi Sénégal dëkk bi ñëpp jànguñu am na ñoo xam ne li ñu xam mooy sàcc nañ suñu pétrole bi kese lañ ci xam sàcc nañ suñu pétrole bi donc kon parfois ñoom tamit il faut que ñu wàccee débat bi tamit yenn dem gën a jege askan wi parce que ay tournée kese doyul mais il faut des initiatives yoo xam ne da ngay impliquer jeunes yi fexe ba ñu bokk si ñu adhéré ñu ànd ak yow te loolu du liggéeyu benn fan du liggéeyu 2 mois élection yi 2 mois moo ci des du liggéeyu benn fan du liggéeyu 2 mois moo tax ma ne élection yi warul nekk loo xamante ne ñoom bu ñu demee am benn résultat bi rek mu découragé ñu tas ko non nañ ci gën genre parce que dañoo soxla genre pôle yu ni mel nag parce que présidentielle yi mi ngi ñëw te yaakaar naa aussi mën nañ ci demee ak coalition boobu mën nañ ci demee ak coalition donte amaguñ tour sax xam naa ni du ñàkk ne fan yi dinañu indi tour sinon nga jox leen tour rek wala nga jaay leen tour ma fus bu ma jox dayo bu ma amagul tour kay xalaatuma ñooñu mën nañ tànn seen bopp je pense que tour bi ça importe peu mais rek tour bi am na solo amul solo am na solo de parce que léegi nga jël tour boo xam ne si ni pour nit ñi comprendre ko dafay xaw a pour nit ñi am ci benn dégg-dégg bi dafay xaw a compliqué mais tour yi fi nekk yëpp boo xoolee yëpp am nañ dégg-dégg bi yëpp wàllu boo essuyer foofu nag benn yëpp presque non duñ sori côté boobu duñ sori cadre union wala toujours moom ñaar ngay génnee union mooy yéen ak askan wi mbooloo mi ak askan loo xamante ne day concerner askan wi moo xam yaakaar la moo xam espoir la moo xam njëriñ la moo xam leneen la ak loo xamante ne mbooloo ñaari concept yooyu rek ci mën a génn bépp beneen boo dem nag ñaari concept yooyu boo ko dàqee da nga ko ciy fekk benn concept union bi la boo demee yeewi askan wi da nga ko fay fekk boo demee ci wàllu askan wi day ñëwaat donc toujours unité bi bu ñëwee rek après deuxième concept di ngay teg mooy lan dafay référé carrément ci askan wi ñoom ñëpp boo xoolee seen turu parti yi ni ñuy demee ñi yëpp noonu lay demee donc dynamique boobu rek lay demee li ëpp solo rek mooy fi ñu leen di xaare mooy ci investiture yi buñ fi dajaloo waat rek naan ñu kii mer na génn na wala kii daw na fa la kii jaar na fa mais aussi coalition yi léegi dañu gis nañu am tendance que ni ñoom ñëpp ay turu olof la ñuy am donc ñu mën nañ xaar aussi ci loolu ci waaw mais loolu moo gën a neex a jaay turu olof xam nga tey jii boo fi ñëwee def convergence des libéraux nangam ak sangam ak yooyu noonu da ngay sonal nit ñi am na ñoo xamante ne mi ngi leen bëgg a jàppale mais day am problème sax pour prononcer ko day am problème pour expliquer nit ñi carrément lan la mais par exemple boo ñëwee taxaw nga ne yeewi askan wi wala Benno Bokk Yaakaar kooko xam na ko Benno Bokk Yaakaar dañoo Benno Bokk Yaakaar
waaw Benno Siggil Sénégal. donc loolu kooku wax soxlawul sax ngay wër fu sori. boo toogee ne foo bokk nga ne ko Benno Siggil Sénégal. wala Benno Bokk Yaakaar léegi Benno rek la ñuy wax sax. wallu Sénégal ah. yow Benno la ñuy wax. léegi Benno rek la ñuy wax waaw parce que beneen Benno amu fi. waaw wala ñu ne Yewwi la ñu Benno Yewwi. donc tu vois moo tax ma ne nom bi moom du sori si yaakaar mi affaire bu compliqué surtout boo gisee slogan bi xam ne sànni nañ ko suuf. boo xamante ne c'est vraiment accrocheur affaire bu rafet mooy prêt pour agir. prêt pour agir avec éthique. awale Sénégal ci yoonu ngor. mi ngi noonu. gis nga bu nekk rek am na ko moom quoi. prêt bi Cheikh Omar Sy moo ko moom. agir Thierno Bocoum moo ko moom. avec éthique. Juge Dème moo ko moom. awale Abdourahmane Diouf moo ko moom. yoonu ngor réewu ngor. Thierno Alassane Sall moo ko moom donc noonu lañ ko dajale prêt à agir pour awale Sénégal prêt à agir avec éthique pour awale Sénégal ci réewu ngor. mi ngi noonu en tout cas phrase bu wala expression bu neex la donc ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite coalition bu yees boobu nga xamante ni teg nañ ko démb donc ñi ma fi lim léegi ñu composé ko dégg ngeen Moustapha li mu wax ci profil yi nga xamante ni ñoom ñoo composé boobu les coalition waaye leneen am na Moustapha ci beneen coalition donc muy coalition Yewwi ak ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Abdou Bara Dolly moom dafa bëggoon a dugg ci coalition Yewwi Askan Wi waaye ki nga xamante ni moom moo di Moustapha Sy mi nga xamante ni moom moo jiite PUR moom dafa lànk ba carré ne ki nga xamante ni moom moo di ki nga xam ne moo di Cheikh Abdou Bara Dolly du mën a bokk ci coalition moom du ko nangu ndax dafa am ay kaddu yoo xam ne si daf ko yëkkati woon teg ko ci deram te ba léegi mu ne gisul ne moom mën na ànd ak moom pour mën a doxal li nga xamante ni moom moo di politique naka nga gisee tey réaction boobu nga xamante ni am na ci biir Yewwi Askan Wi ci koo xam ne si ni tey dafa bëggoon ñëw ngir bokk ci coalition bi ngir mën a dem ci élection législative yi. waaw bu dee ni ko quotidien bindee de noonu la amee de ma xam ne moom du problème bu sori. parce que je pense que bu fekkente ne bloc la boo xamante ni une dizaine de partis ñoo ko ëmb benn parti bi ne même si bu dee du n'importe quel parti bu ne du bokk parce que dafa am loo xamante ne waxoon na ma ko te waxuwul. je pense que loolu lu ñu war a mën a lijjanti entre leaders comme am nañ benn commission d'arbitrage et de médiation commission de médiation et d'arbitrage bu ñu fa teg MICEMA war nañu mën a toog kon xool naka la ñuy def jàngat dossier Cheikh Bara Dolly boobu nga xamante ne bu dee am na intérêt pour Yewwi Askan Wi je pense que war nañu mën a waxtaan ak waa PUR ñaan leen ñu xool naka la ñuy def ba jéggale mu dugg parce que pour man am na fu ngeen toll benn moment boo xamante ne intérêt coalition bi ngeen di xool parce que boo jëlee Cheikh Abdou Bara Dolly moom Mbàkke la nekk te Mbàkke gis nañ ne Gallo Ba moo gagné local yi ñu weesu donc comme Gallo Ba moo fa nekk te parti pouvoir bi la fare Cheikh Abdou moom tey ñëpp xam nañ ne am na côté boobu am na fa ay taalibe am na fa groupe boo xamante ne bu koy Yewwi doolelee amaana mën na fa am dara donc yooyu da ngeen di calculer rek xool ndax seen intérêt mu nga fa parce que coalition la ñuy wax ku nekk da nga indi sa bopp la nga am sa xorom ak sa kii indi ceebam ki indi diw ni ngeen togg ceeb bu neex ñëpp lekk mais su fekkente ne tey ji tamit gis nañ ne man je suis plus la personne son mouvement ou bien son parti su fekkente ne amal nañu njëriñ suñu idéo ànd na war nañ mën a liggéey li des pour man ay détails la yoo xamante ne ay réglage lay doon rek waxtaane ak ñi nga xamante ñoom la amal jafe-jafe mu bañ a am ay exclusion ñu xool naka la ñuy def ba arrondir angle yi daal di koy intégrer mu dugg su fekkee ne gis ngeen ne nag yéen warul mën a bokk ci yéen ngeen bañ koo dugal parce que je me dis que waxtaan rek lay doon et puis bu dee benn nit kese la moom je ne pense pas que mu doon mbir moo xam ne war na mën a perdurer surtout bu ngeen jugé ni duggam am na apport bu mu leen di indil parce que élection législative lañ jëm benn leader bu ñëw bu àndee ak fukki nit sax njariñ la parce que après dafay am njëriñ ci liste proportionnelle foofu la ñuy séddalee après boo amee 15% nga am fa 15 députés boo amee 7% nga am fa 7 ci liste proportionnelle je pense que loolu tamit jarul ñu koy xeeb même bu dee Mahfouz dafa ñëw am na juróomi nit seen kër bàyyi ko mu dugg parce que juróomi nit yooyu amaana bu nekkul maire Géej bu nekkul député Guédiawaye dana leen dimbali ci liste nationale bi liste proportionnelle bi donc yooyu kon je pense que lu am solo la waaye tamit ki nga xamante ni moom moo tee mu daal di dugg ci boobu la coalition il faut aussi ñu bàyyi xel que ni moom ku am poids la ci boobu la coalition muy PUR donc il faut aussi ñu bàyyi xel ci li nga xamante ni wax na ko sinon su fekkente ni am na problème ba mu retiré wu rek mën na indi problème cassure wala benn loo xam ne si dina ko rocc ci lu bëree bëri ci coalition boobu. le retrait moom il est hors de question parce que bu fekkente ne da nga bokk ci ñi nga xam ne ñoo formé. su fekkee dafa bañ ñi aussi bëgg ko forcer dugal ko. non forcing du si am. parce que nee naa nañ ko waxtaanee. parce que lépp waxtaan la affaire coalition waxtaan la négociation la. nañ ko waxtaanee su fekkente ne mën na nekk ñoom ñooy jugé ñoom ñooy xool su fekkente ne mën na nekk ak li ñu wax ne PUR la amal jafe-jafe kii ñu jëm leen a boole ñu juboo
bu mënee nekk ñu def ko mais bu mënul nekk ay kii génn wala kii dugg ak yooyu noonu je pense que loolu moom ay mesures extrêmes la yoo xamante ne mën nañ faa bañ a yegg parce que tamit il est hors de question nga ànd ak nit élection locale ngeen dem ba quelques mois ci élection législative yi am kenn ku bëgg a dugg mu jaral la nga jël say bagage génn moom mu dugg loolu ñu moom coalition bi sax duñ ko nangu yooyu ay xalaat la yoo xamante ne duñu fa yegg man dama gëm ne rek mbir la boo xamante ne mën nañ ko waxtaanee mu dugg moom c'est yàgg na nekk ba défenseur boo xamante ne dafay def xaw na am gis-gis ak waa Yewwi Askan Wi parce que buñ di classé ñu opposants yi radicaux yi dañ ko ciy boole opposants yi xamante ne ñoom duñu may dara Macky Sall ku leen jege woon la da ngay souvent dafa doon am ay positions yoo xam ne dafa ko doon bokk ak Yewwi même si parfois tamit doon nañu waroo ci ay gis-gis mais bokk na ci opposants yi nga xamante ne bu duggee Yewwi dañ naan ndox maa dellu ca teen ba rek garaawul noonu donc loolu moo tax rek ma jàpp ne daal lu ñu war a mën a waxtaanee la mu fexe mu dugg ci parce que coalition lañ nekk tamit te mbooloo mooy doole mu bëgg a dugg ci coalition boobu ba léegi mu nekk ci ay jafe-jafe mais tey su fekkee dem nañ dañuy supposer rek su fekkee ni dem nañ ba nga xamante ni dugaluñ ko ci parti boobu moom est-ce que ay chance am dina bëri pour mu nekkat député bu ñu gisee que ni boo ko gisee ne kon génn na fa xam naa ni Yewwi Askan moo fi desoon amatu benn coalition boo xam ne si ni coalition bu mag la bu ko mën a yóbbu pour mun a nekkat député est-ce que jàpp nga ni ay chance am dina bëri pour mu waaw su fekkente ne fiefam mën na fa assurer mën na am dara gisoon nañ ko fi ëllëg Aïssata Tall Sall xam nga am na député yoo xamante ne député d'une région lañ ñu baal ma ci kàddu gi benn Aïda Mbodj gisoon nañ ko fi ak Bambey donc ñun dañoo dem ak seen liste léegi li nga taxañ ci national bi li nga def bu ñu ko versé nga demee plus fort reste même su plus fort reste amul nga góorgóorlu ba am benn député souvent yooyu ngay gis nit ki day def liste mu leer na la kii li muy def nii mooy àndandoo leen ngeen buux ma ngeen jàppale ma parce que di nga samp fële leader ñeneen ñëw jàpp si ginnaaw ñii buux mais day leer na yow sa doole bu bëree bëri boo amul plus fort reste benn député ngay am donc yooyu genre liste yooyu rek lay doon léegi nag da ngay tasaar rek jéem a ratisser large xool lan nga am mais chance du bëri surtout jamono ji ak changement bi am on dit que ne plus fort reste du am yooyu xam nga it yeneen coppite lay doon boo xam ne dafay compliqué pour nga totaliser nombre de voix yi lay may nga am benn député loolu moo tax ma yaakaar ne seeni chance dafay wàññeeku ñoom ñi nga xamante ne ay genre candidat indépendant la leen mën a tuddee comme ni mu daan demee bële passe nga ñu bëri dañ ci daan dal maître El Hadji Diouf génne ci ñu bëri ak caution bi tamit aju no caution bi sax mënul doon problème si ñenn ñi parce que gars yi moom 15 millions jaaxalul fii suñu leader yu bëri 15 millions jaaxul leen parce que am nañu ay biens yoo xamante ne buñ ko yóbbu banque tayale ko sax mu jox leen 15 millions après ñu xool nu ñu koy rembourser mais li nga xamante ni moom moo di parrainage bi waaw parrainage bi mooy wax jamono ji moom parrainage parce que déjà gars yi parce que waabale nañ lépp da nga yóbbu après gars yi rejeté le say parrainage nga dem toog na doo bokk ci élection yi nga out man foofu laa leen gën a xalaatee mooy parrainage bi surtout ak diir bi nga am pour wër Sénégal wala pour def yi xam nga di nga am fu période bi toll wala fu la jamono ji di njattee foo dem la nga fa waroon naa def daje ni nga war na doo ko def xam nga tur lan ngay am dem naa Amadou Honoré dem naa Bakel dem naa Kafountine loolu la nga ci am foo dem fanaan fa xëy nga génn naa dem pour après nga dans ta conscience nga mën a tranquille nga toog nga ne wër naa Sénégal pour sa conscience mën a tranquille mais yow xam nga xel ne wër ba nga waroon wër wëroo ko na nga waroon gisoo leen ay escale nga doon def rek boo wàccee fi yéegaat dem wàccaat fi yéeg dem wàcc fi yéeg dem te du loolu mooy tourner pour mooy tourner da nga dem gis ne nga war a gis waxtaan ak ne nga waxtaanal app boobu yëpp durée bi du la ko may parce que yaa ngi fii war nga déposer ji parrainage yi war nga xool ñan ñoo lay teewal ci bureau yi war nga te benn nit kese nga dafay compliqué moo tax jamono ji boo beddee koo demee woo coalition rek dafay compliqué trop ci yow pour nga mais moom est-ce que réerul ci ay wala ay calculam naxuñu ko tey bu nga xamoon que ni bu jógee bokk gis-gis bu ñëwee Yewwi Askan bi dina fa fekk problème bi li mu waxoon mën na ko rattraper est-ce que dina génn fi nga xamante ni moom moo di bokk gis-gis non mooy tane bokk gis-gis parce que bokk gis-gis mu demee fa ak mu demee parti fële ne amul différence bu bëri parce que daanaka bu nee Mbàkke boo gis-gis moom lañ lay wax moom donc moo fa nekk donc soit mu ñëwee ak couleur am wala mu ñëwee couleur boo gis-gis lii changé du bëri quoi qu'on puisse dire or bu dee Yewwi la demee au moins dina am ñeneen ñoo xamante ne gëm nañ Khalifa Sall gëm nañ Ousmane Sonko gëm nañ ci su fekkente xalaatoon ne wala gisoon na ni problème bi mën na ko rattraper ngi baal ma li nga xamante ni moom la nekk di dund bu ko teeloon gis est-ce que tey dina génn bokk gis-gis parce que ak nu mu mënti dem nekk bokk gis-gis loolu la wax génn bokk gis-gis ak mu nekk bokk gis-gis différence yi bëriwul
parce que boo gis-gis ban parti la d'abord parti la boo xamante ni fi ñu toll nii bokk na ci parti dooleem demeetul noonu dem na élection mais gis nañ résultat yi mu am dooleem demeewul noonu bokk gis-gis donc parti la boo xamante ni dooleem demeewul noonu mënoo ko comparer ak Yewwi donc surprise am na ko nag bu mu demee affaire xaw am benn retard boo xam ne am na si wala ay couac yoo xam ne ñu ngi ko ciy constaté wala boog ñu koy rapporté léegi on sait pas peut-être dans les jours à venir dina am évolution mu am changement ba li nga xamante ne moom lañ fay njort mu bañ faa am maanaam ay cassure diggante ay leader rek yooyu noonu mais daal liñ ci mën a retenir rek mooy moom doon na leader boo xamante ne pour man nga am ko moo gën nga ñàkk ko parce que quoi qu'on puisse dire dafay wax nit ñi dañ koy déglu donc yooyu dina doon yoo xamante ne mën na indil apport coalition bi ci yenn gox yi. En tout cas mi ngi noonu loolu mooy jafe-jafe yi nga xamante ni Cheikh Abdou Bara Dolly donc am na ko ci coalition Yewwi Askan boobu nga xamante ni bëggoon na fa dugg li indi nag li ni mel mooy que ni ki nga xamante ni moom mooy parti PUR te Moustapha Sy jiite ko dafa daal di bañ daal ne kooku nga xamante ni moom moo di Cheikh Abdou Bara Dolly du dugg ci coalition boobu ginnaaw bi mu yëkkati ay kàddu yu ñagas jëmee ko ci jëmmam jooju ñu bàyyi la rek Moustapha nga daal di tëj. waaw Cheikh Mahfous ma lay jaajëfal di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre sunu émission bi di le point de la réaction di leen jox rendez-vous suba incha allah ak beneen point. jaajëfal Mansour Kor Amina moo fi nekk tey jii gérer wala assurer li nga xamante ni moom moo di réalisation bi ak technique bi yéen ñi ñuy topp tous les jours aussi ci Sunugal 24 ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp géej ñuy topp rawat ni suñu plateforme yi nga xamante ni moom la ñuy teg muy YouTube Facebook ak li nga xamante ni moom moo di application Sunugal 24 ngeen mën ko am via Play Store ci seen téléphone di leen jox dig daje ba suba incha allah ci beneen plateau. Bientôt au Sénégal, Lions of Africa présente Total India. Après avoir effectué 2 visites en Inde, en passant par la Norvège, Lions of Africa décide de rendre la balle au Sénégal. Une fusion de cultures indiennes et sénégalaises dans une atmosphère de folklore. Sous la présidence de Monsieur Macky Sall et sous l'égide de Monsieur Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. Sous le parrainage de l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal. Les 6, 7 et 8 mai 2022 à Dakar, Saly et Saint-Louis. Les cultures indiennes et sénégalaises à l'unisson. Lions of Africa. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax